asalaamaaleykum ñu gis jaar ñëpp ku ci nekk turam ak santam di jégalu ci retard bi di leen xamal ne que ni xam naa dund na wàccaayu màggal gi la mais xaw na koo jege tey nag waxtaan bi dafay gàtt parce que d'habitude sax du ñuy bëgg ci période màggal nii wala période Kazu Rajab ñuy wax ci affaire politique mais xëy na jamono bi moo ko laaj am na ay affaire yu ma doon seet sax mais jotuma koo gis parce que xëy na temps bi moo xaw a xat li ñuy démarrer mooy ci Bougazelli la ñuy démarrer ci vidéo Bouga bi génn yàlla moo ma tiim jour bi nga xamante ne ñu ngi wax ne am na benn député boo xamante ne dañ ko tuumaal ci affaire blanchiment d'argent ay faux billets maanaam man yëgoon naa ne vidéo am na maa ngi doon jéem a seet ci sama benn live moo ko doon waxee looloo ma xaw a tardé tamit ci benn instant après nag ñu nekk ci affaire wàccaay mais li ci metti mooy mënuma gis live bi xaw ma dañ ko effacé xaw ma mais waxoon naa ko ci période boobu ci benn live mais bu ñu xoolee après am na fenn fu ma dem ci kenn ku ma doon discuter may xool date pour wan leen date yi rek bu ñu xoolee fii 21 novembre 2019 mi ngi nii bi ñu ngi wax ci Bougane émission bi mu defoon 7TV maa ngi ciy wax ak kenn ci affaire filmé nañ ko mënul daw ak bin mi ngi nii 21 novembre 2019 ak bin naan Bougane fu mu nekk ay dafa daw ak dawul boobu moment boobu maa ngi naan gendarme yi ñu ngi ko doon fil di ko topp kon vidéo boobu ñi ko am xam nañ ko ñi ko yoroon xam nañ ko moment bi mu génn nii xëy na moo nekk moment bu xaw a bizarre parce que mënoon na génn novembre 2019 décembre 2019 2020 ak yooyu yëpp mais n'empêche fii ñun duñu justifier kenn Bouga li ñu am liñ koy wax ba suñu live bi passé wax nañ ko nee nañ ko Bouga yow da nga war a noppi dafa war a noppi 2 ku nu tuumaal ci dara nga am liberté provisoire ndax raison sanitaire médicale da nga war a bu dee wér nga boo dee gor comme ni nga defoon ba démissionné ci assemblée nationale bi nga demaat na leen tane naa na leen rek yeggali procédure bi mënoo loolu da nga war a noppi moo gën ay meeting ay wax ay Lat Diop na ñëw jël mairie bi déjà foofu sax Lat Diop mi ngi fay weere parce que ku doon laaj mairie Géejawaay war ngaa mën a xeeb mairie Golf wala nga bàyyi ak sa rakk bu jigéen bu tudd Néné Fatoumata Tall parce que xale yi chaque jour ñu ngi naan nan may xale yi ñu nan promouvoir xale yi kon man duma dem bay laaj mairie Dakar di wëlbatiku dem di laaj mairie Sacré-Cœur par exemple kooku ku ko def yaa ngi wàcc mais xëy na tey waxtaan bi du waxtaanu affaire positionnement politique ak yooyu c'est beaucoup plus sérieux parce que dignité humaine la ñuy wax dignité humaine bu ñu koy wax amatul parti politique amatul leneen nit ak nit la tout court kon tey ñi génn vidéo Bouga ci benn côté ils ont mal fait ci benn côté ils ont bien fait ok parce que wane nañ ne waa ji am na lu mu doon def ba naan lii rek laa yor kon xam na la mu def kon amul pour expliquer waat leneen bu ko neexee nag mu porter plainte ki génn vidéo bi parce que vidéo bi ñi ko génne mooy ñi nekkoon ci procédure bi di ko topp di ko nax di ko topp ba jàpp ko la main dans le sac nit ki nag boo ko jàppee la main dans le sac preuve yooyu bu génnee bu fuitee te ña fa nekkoon la ñun amuñu luñ ciy wax bu doon ñun dinañ ko régler suñu bopp mais comme moom ci biir vidéo bi mi ngi ciy wax ne lii rek la yor ak di seet nu muy négocier kon moom xam na ne la mu def du lu jub nan régler problème am ñu évacuer ko mais li ma dul d'accord mooy Bouga 2019 la woon après Bouga am na beneen affaire bu xew assemblée parce que li xew assemblée am na benn député bu ko wax damay seet vidéo député bi teg ko ñu xool li xew assemblée toj nañ bu Bouga dañuy wax yeneen yi ok déglu leen fii jégalu vidéo baa ngay daaw déglu leen fii rek li xew assemblée ñett ñoo xew assemblée ñetti affaire ñoo xew assemblée ñetti affaire yi xew assemblée am na ku ko résumé ki ko résumé député la mi ngi nii déglu leen. ci assemblée nationale mbirum faux billets am na fi mbirum viol am na fi tey ñu jëm si mbirum passeport diplomatique. nee na
mbirum faux billet am na fi mooy bu Bougazelli mu ne mbirum viol am na fi comme bu Bougazelli dafa toll ci liberté provisoire bu viol bi ki taxaw naan mbirum viol am na fi moo taxawoon ne complot la vidéo bi boo leen bëggee ngeen ma continuer ko man maa defar vidéo bi moom moo ne viol la kon comme ñu ngi wax ci kaaw Bougazelli ñiy téeli di wax ci kaaw Bougazelli ñun ñëpp xam nañ ne am na problème ak justice ci faux billet la nekkoon ñu ngi ko doon waaj a jugé après mu am liberté provisoire pour raison médicale am na koo xamante ne mi ngi dem di signé ji tudd Ousmane Sonko te ba léegi tolloogul ci liberté provisoire li mu am sax moo gën a neex liberté provisoire xëy na mënta génn dëkk bi mais mi ngi dem fu ko neex di def lu ko neex te député bi wax lii mooy Bara Dolly moo ne mbirum faux billet am na fi kon mi ngi en cours mbirum viol am na fi moom moo ko wax du man maa ko wax comme mbirum viol am na fi ñiy wër ñëpp di téeli di wax nan wax ne nan rek la tamit kaawu viol bi te ñu ngi interpeller justice bi kaawu viol bi warul yegg ba novembre te rek commencé woon ko lijjanti parce que Cheikh Yérim ba mu amee kaawu viol am na ñu génnoon ne Cheikh Yérim warut a wax sax télé warul dem TFM waruñu ko tàllal micro ana ñooñu doon wax loolu lu tax du ñu ne Ousmane Sonko na wuy ji yoon te tëj gémmiñam bu mënul waxee ca tribunal wala ca justice mu noppi te bu mu bañ a génn ci télé yeeg ci plateau télé yeeg fu nekk mu dem fa di lambar lu tax ñi doon wax loolu duñ ko wax ñu ne justice à deux vitesses dafa am mais ñiy wax Bougazelli yëpp nañ ko jugé ak nañ ko lii nañ ko laa ñiy wax ci député yi nga xamante ne ñu ngi ci passeport diplomatique yi ñu doon lijjanti ñu ne nan ko réglé lu tax ñu ñooñu nag ñooy wëlbati ko wax ne Kilifeu complot la Simon complot la Pape Ndiaye bu Walf complot la Ousmane Sonko violam complot la pourtant ce sont les mêmes personnes ñiy laaj justice côté bii ñoom ñooy wax ne ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi def naka sadul noonu loolu complot la mais ñun ban Sénégal lañ nekk Cheikh Bara Dolly mi moo doon wax ne complot la tey moo ne viol am na léegi dama bëgg nag ñun ñëpp bu dee ay sénégalais lañ te jox nañ suñu bopp cër jox suñu réew cër ñun ñëpp nañ jógandoo ne na justice réglé kaawu Bougazelli na justice réglé violu Sonko bi na justice réglé passeport diplomatique yi mais balaa boobu yu député yi mais balaa boobu na justice réglé Kilifeu réglé Simon te ñi ngay gis ñëpp ñuy wax ñu ci bëre gars yi yor nañ seen vidéo boo leen gisee ñu noppi ba keroog ñu jóg di telli yor nañ seen vidéo yéen a ngi fàttaliku Ousmane Sonko am na benn jigéen bu nekk Suisse xaw ma te temps yi dégg naa mi ngi woon Kaolack ba am fa ay problème bi mu naan ay Sonko dañ ko drogué futti ko ci bureau juge bi pour mën a am ay vidéo pour mën ko jàllale après moo wëlbatiku waat ne maa ngi jéggalu li ma waxoon yëpp du dëgg dañ ma doon nax te fay naa sama xaalis ak yooyu parce que ñu ngi préparé opinion bi pour ëllëg bu vidéo Ousmane Sonko génnee muy def naka sadul noonu ñu ngi préparé nit ñi ci ëllëg bu vidéo chat génnee gis nga fii negam gendarmerie moo nekk ci oto suivre nit ba jàpp ko flagrant délit ndax vidéo boobu day confirmer flagrance bi bu dee gendarmerie moo topp tamit Ousmane Sonko muy yoot heure de crime ba dem parce que nee nañ dafa demoon gendarmerie bi ñu ne ko non amaguñu preuve ak loolu mais loolu waxu ñoom Pape Alé la ñuy wut ay bàjjen ñu doon wut ay bàjjen pour Adji Sarr ak ñoom ex capitaine Touré ñu doon seet nu ñuy defee film tey Ousmane Sonko dëpp na leen ñoom ñëpp parce que nee na vrai certificat médical bi mi ngi ci Bassirou Gueye mi doon wax ak kilifa ak yooyu yëpp yooyu duñ ci dellu si parce que wax nañ ko suñu live bu le passé ma leen di wax gars yi ñun ñëpp bu dee ay sénégalais leen gëm suñu bopp justice pour Bouga justice pour Ousmane Sonko justice pour Kilifeu justice pour Simon justice pour ñoom biyaay ak beneen député bi xaw ma sax nu mu tudd parce que foofu lañ toll lépp dafa war a leer amul waa boor bee lu nu def ci lu bon bu ñu leen jàppee complot la waa beneen boor bee lu nu def ci lu bon dafa war a gaaw ñu régler ko wala ñu leen di bàyyi ñuy taxawaalu non liberté provisoire boo ko amee Bouga pour raison sanitaire boo tanewee demal nga ne tane naa wala say avocat commencé topp procédure bi démissionné nga def nga foofu geste bu noble parce que Ousmane Sonko moom defu ko moom dafa mooy ci immunité parlementaire mi ñu dindi ko mu ne dee dañul jóg nekk ci problème Bouga reyul 14 personnes d'accord mais yaa ngi wër di waxtaan tane nga demal régler sa problème ak justice affaire faux billet la affaire faux billet moom xëy na amul ampleur bi viol am surtout viol bii ba 14 nit dee ci mais yëpp benn la pénal la devant le tribunal kon yow wuy jël après yow Ousmane Sonko moom lan jiiñ viol na dem wuy ji après yow Kilifeu après Kilifeu Simon
après Simon député yi nan ko toppee noonu ñun ñëpp amul ay ñoo lànk ki ñoo nangoo ki ñoo bañ a ki ay aar li non bu dee Sénégal la ñu bëgg aar li ñu bokk di justice bi ñun ñëpp ko bokk ndax fii ku fi mësul porter plainte sa mbokk mës na porter plainte ku fi mësul woo ci yoon yoon mës na woo sa mbokk Ousmane Sonko porte na fi plainte ba tàyyi kon tey na dem régler problème am ak justice fii amul benn complot bi fi mës a am ñi doon télé di nax ñi di wax complot ba ay 14 nit dee ci tey ñu ngi wëlbatiku waat di wax leneen parce que àndatuñu bu nu àndee nan sosandoo nax nit ñi bu nu àndatul ñu waxante dëgg te député boobu may wax moo ñëwaat ci beneen vidéo wax problème bi am Sénégal avant ñuy toll fii ci ñun ñuy wax ci affaire ndóol ak xiif député boobu moo taxawaat wax damay seet li mu wax rek ma teg ci tuuti ñu déglu ko mi ngi nii waaw seen honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk vice-président commission de loi bu assemblée nationale ku ne xam na ni tey dama seet sama xarit sama doomu ndey bu fekkente ni depuis jamono yi yëpp ñu ngi dégg ay coow te fekkuma si réew mi 5 heures du matin laa wàcc aéroport sama première sortie mooy fii jàpp naa ni tey jii war a ñëw pour wane sama soldat sama diggante ak moom wan ko tamit li nga xamante ni mooy sama cofeel sama diggante ak moom xamal ko tamit ne ko combat bi ñibbisi naa doo si wét xamal askan wi aussi tamit ni lépp loo xamante ni tey jii mooy tax askan wi mën a am seen jàmm ak seen indépendance pour que ñu mën a bàyyi Ousmane Sonko tranquillement ndax dafa nekk loo xam ne c'est un complot politique bu am boo xam ne ba ma koy wax man na 2 mois ci ginnaaw pour que sacrifier ñi nga xam ne ñoo nekk opposition yéen a ngi dégg fii moom moo wax ne complot la fii moom moo wax ne complot la démb moo génn mu ne moom mu ne démb viol am assemblée nationale faux billet am na fi viol am na fi coowu passeport yi am na fi man de ba ma tuddee Émile ba léegi ci Ousmane Sonko laa dégg gum député bu ñu jiiñ viol kon moom mi waxoon ne complot la tey moo taxaw ne viol la kon nag bi ma ko waxee woon rek par ordre chronologique bu buggaa moo njëkk nan ko réglé bu Sonko ci topp nan ko réglé kilifa moo ci topp Simon nan ko réglé député yi ñoom biyaay ñoo ci topp ak seen waa ji nu àndal nan ko réglé mais bu nu nangu kenn naan bii complot la bee du complot parce que ñoom ñëpp amu ci kenn buggaa kenn yónniwu ko woon pour mu jëli ay faux billets ba ci yor ñaar ak ñett ak lii rek laa yor kenn waxu ko woon na dem bay naan way sama ndey tey lay dee Ousmane Sonko ba muy dem di yor kenn mës ta gis Ousmane Sonko moom rek moom condom mu dox man mësumaa gis Ousmane Sonko mu dawal oto mësumaa gis Ousmane Sonko moom rek muy dox kon na mu def ba yor ba dem kenn mënu koo comploter kilifa mi ànd ak kii presque 25 ans di wax affaire passeport wëlbatiku ne oto la affaire yi leer ñun ñëpp ko déggandoo ñun ñëpp ko gisandoo mënut a am complot ndax boobu ba léegi bu dee benn nit wala ñaar ma ngi ko cay encaissé Simon ba xaw ma nu mu tuddati Pape Matar ce faux type là taxaw naan ay dafa joxe passeport am tayle kook yooyu bay gëmloo yenn dof yi yenn wax yi parce que passeport kenn du ko tayle passeport ak carte d'identité loo ci tayle da ngay dem def certificat de perte ñu defaraatal la beneen bi mu demee ba affaire bi leer ba Simon naan ko ay da ngay sol ay tim ak da nga war a njool ak da nga war a sol lii ak na benn tubaab topp sa ginnaaw nga nekk si ginnaaw benn tubaab pour jàll bi yomb yooyu ñëpp a ko dégg ñëpp a ko gis kon amu ci benn bu mën a nekk complot nanu arrêté di wax lu amul nanu arrêté di sos te li gën a metti mooy nit kuy aspirer pour ëllëg nga bokk ci ñiy jiite Sénégal nga def tooxi duuna pareegun ci sa tooxi duuna ay nit def tooxi duuna nga dem ànd ak ñoom ci tooxi duuna bi yow buñ la joxee ëllëg waxuma la dëkk bi buñ la joxee koñ ci tooxi duuna ngay dëkk dañ leen dégluwaat waa ji parce que dafa am fenn fu ma bëgg ñëw ci wax ji ñu soog a dem ci affaire comme affaire xaalis lay nekk ñu yeggaale benn yoon ci affaire impôt yi. lépp loo xamante ni tey am na responsable mooy Macky Sall ak ministre de l'Intérieur Antoine Diome. waaw taxawaayu kilifa diine yi dafa war a nekk taxawaay boo xamante ci réew mi dañoo war a nekk seen wetu askan. ndax lu mel nii maa ngi fàttaliku Alaaji Baara xalifa général des mourides
di xalifa Serigne Fallou bi nga xamante ni Macky Sall mii ñu ngi koy bundu xataal di ko néewal doole ba mu demee seet si ko moom moo wax ni nañu ko arrêté loolu nag lan tumuraanke jamono yi ñu toll nii bal ñoo jóg rek il faut que maanaam réew mi tàmbale tàkk wala yu demee noonu wax jot na nañu wax ak Macky Sall nañu wax ak askan wi nañu wax ñin war a waxal pour que réew bi ànd ak dal ndax situation bi situation mbas mi économique bu daanu affaire ñàkk yi naan baax nag baaxul foofu la war a concentré wu mais waruñu concentré. dégg ngeen wax ji moom ci boppam nee na économie bi daanu na ndax mbas mi ñu naan vaccin yi baax na ak baaxul kon moom rek xam na ne que ni ñiy wax ci affaire yu économie jamono yi yëpp waroon nañ xam ne féppam metti actuellement Sénégal essence yokkuwul de monde bi dëkk yu bëri essence bi dafa yokku parce que pétrole bi moo yéeg ñun nag dañu am ay économistes yoo xamante ne bu affaire yi wàccee la ñuy génn di telli ak bu naan dëkk bi metti na ñu génn mais jamais ñu génn wax ñun ñi dëgg actuellement essence ci dëkk yi gën a yomb essence Sénégal ci la bokk ma wax leen ko Europe gii am na ñoo xamante ne ñu ngi kaas ba état yi gouvernement bi sax dafa am lu ñu war a def pour xool nu ñuy lijjantee waxuma la essence bi de mais facture yii di ñëw yu courant yii di ñëw électricité yii di ñëw ñu ngi seet nu ñu ko mën a lijjantee parce que buñ ko bàyyee noonu dina metti ci ñëpp Sénégal de yaakaaruma ne courant yokku na fi ci mbas meeg léegi ci économie boobu la ñuy ñëwee pour wax ci Bougane ak Sen TV nee na yor nañ seen cutis di kaas ci redressement fiscal bu leen fàtte ne Bougane njëkkoon na fi génn di wax ne ñu ngi ko topp di ko sonal te amalul dara état bi amalul dara kii ñu toog tuuti Walf tamit génn ne ñoom it am nañ redressement fiscal comme ñu ngi génn naan waaw ci mbas mi dañ ko waroon baal ak yooyu redressement fiscal mën na def ñetti at maanaam li Bougane ameloon état bi 2019 état mën na ko génne nii parce que quitus fiscal bi mu yor moom mooy Bougane mën na ñëw yaakaar ne moom 100 millions la war a fay pour des médias fekk ñëw fay 100 millions ñu jox ko quitus parce que loo fay dinañ la jox reçu mi ngi mel na nga dëkk ci kër ameel boroom kër gi juróom benni weer loo ko ameel juróom benni weer boo ñëwee fay ko benn weer da lay bindal reçu benn weer nga deseel ko juróomi weer kon même chose la dafa dem fay ñu jox ko quitus fiscal ça ne veut pas dire que ameeloo état dara redressement fiscal nag buñ koy dégg mooy ci ñetti at yi jàll am na loo waroon fay état te fayoo ko parce que yow mën nga ñëw ne 100 millions laa war a fay état xool gis na yow waroo fay 100 millions 300 millions nga war a fay redressement fiscal bi day nekk sur 200 millions yi ak 100 millions yi nga fayoon ba ñu jox la quitus fiscal mooy tax dootoo ameel dara état ci at moomu ñu xool parce que ça ne veut pas dire que redressement fiscal année en cours mën nga ko ameel état bu dee nag année en cours dafa concerné wu su boobaa li état def di baal ci mbas mi moom lay def mën nañ baal Bougane li mu amee diggante 2021 ci mbas mi mais bu dee redressement fiscal bi ñu ngi ci 2021 mën na nekk 2019 loolu Bougane par A ou B da ko war a fay Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm yokk leeram ñu ngi koy fàttaliku saa yu amaan redressement fiscal dina génn kaas Walf TV ay opposant lañ comme Bougane ban leen defalee redressement fiscal xamul nag ñu ngi koy fay wala fayuñu ko mais déggutu leen ñu jooy parce que redressement fiscal bor la boo ameel war koo fay Bougane tey ku ko ameloon xaalis dina taxaw nga fay ko kon tamit bu amalee état xaalis na état taxaw mu fay ko parce que ñu ko gën a néew doole ñu ngi fa état di leen dagg ay taxes ñoo xamante ne seen salaire 100 000 francs la état di leen dagg ay taxes kon moom Bougane bu amee ay taxes yu mu war a fay na ko fay te ku aay ba ci benn at nga nekk ci milliardaire waroo mën a am problème xanaa nga doon triant pour di am redressement fiscal parce que ni ngay def ba lijjanti di am milliard waroon nga ko mën a def bay mën a fay say taxes ñi ciy profito comme dañu nekk ci wàccaayu màggal dañ koy yemale fii gàttal ko di leen ñaan benn affaire ñiy dem Touba nanu daw ndànk autoroute bi am na ñu bëri ñoo xamante ne pareeguñu ci dawal autoroute parce que autoroute civisme mooy tax nga mën ko dawal nga mën ci dawal clignotant yi dañuy wax comme ni nit di waxee ak nit clignotant noonu lay waxee ci oto booy dem à droite nga def sa clignotant à droite pour wane ne droite ngay dem ñu bàyyi ku nekk di doubler fu la neex ak ay taal ay flèche di daw taal kii détresse yi di daw kenn du xam ndax gauche ngay jaar wala droite détresse pour bu oto bi amee problème la wala dara wala nga nekk ci convoi mais Sénégal rek ngay gis dëkk boo xamante ne mënoo dugg ci autoroute te gisoo ko taal ay détresse te otoom dara nekku ci day daw rek yow léew mi toog ci ginnaawam yaay xelmati ndax gauche lay jàll wala droite nanu bàyyi yooyu ñu respecté geste barrière yi tey ñaan sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér
ndax sëñ Mountakha ni mu téye Sénégal ñëpp gis nañ ko fu jàmm am sëñ Mountakha mi ngi fa ànd fa ak yeneen xalif généraux yi ndax ñoom du ñu réeroo toujours ñu ngi waxtaan lu ñu yëg ak lu ñu yëgul bu xalif bi génnee ne nan ñaan tey sa ëllëg sa beneen xalif bi génne nan def ay ñaan te lépp ci jàmm Sénégal la ak bëgg jàmm di wax nag ne ñu bëre moom dinañ gedd Touba ren ndax président Macky Sall lam fa def ak inauguration bi am na ñu fa daan jaabante de mais ren wóor na ma ne duñ leen gis ndax ay choqueur lañ xamuñu lu baax mënuñu dëkk ci lu baax bu ñu filmer def semblant l'habitude est une seconde nature même boo ñëwee dugg bu rafet fëgg ci biir kër ga la lay fekk wan la ne yow yaay kan weer la ci kanamu nit ñi nañ leen góorgóorlu ñu moytu aar suñu bopp aar réew mi ndax réew mi moomuñu ko de ñun ñu ko fi bàyyilee dafa am ñun ko fi war a bàyyee ñu nit ëllëg kon nay rafet ñu ngi jéggaluwaat di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan màggalu jàmm ñëpp dem ci jàmm dëppaat ci jàmm luñ fa ñaan te mu baax ci Sénégal te nekk li gën ci ñun ñëpp yàlla defal ñu ko fa ku ci ñaan nag loo xamante ne safaan la yàlla bu mu këpp ci yow yàlla bu mu yem ci kenn yàlla na see yàlla na saxaay ñu ngi jéggaluwaat di ñaan jàmm ci barke Serigne Fallou Mbacké